gaspillage. waaw ndaxte fi mu nekk nii. allo. ligne ba rëcc na bu mënee duggaat ak joxe xalaat wàllu thème bi ñuy waxtaanee jigéen ñi ak ni ñuy liggéeyee ndax ñoo ëpp góor ñi kenn mënatu leen a génne ci wàllu koom-koom bi wax nañu ko léegi nga nekkoon ci sa wàllu classe nga ni jigéen ñi ñoo fa ëpp mais tey laaj bi mooy jigéen ñi ñoo ëpp ci sa classe xam nañ loolu mais ñiy yëngati ñiy liggéey ci jamono jii nekkee ci secteur privé bi wala ñu nekkee ci secteur informel bi wala ñu nekk ci entreprise yi jàng ñan nga yaakaar ni fa la joxalante xaas bi gën a bare. waaw doo xoolee tey. femme dañ ñi jàngul ñoo ëpp lu ñuy yàqate secteur informel loolu dëgg la. loolu moom lu wér cëng la. doo xoolee koy wane voilà. ni les femmes yi nga xam ne atteindre nañ benn niveau de scolarisation yu bëri ñoom démystifier nañ ko quoi déjà seen liggéey. ak obligation yi ñuy am ci liggéey permettre leen yenn xew yi déjà dañuy liggéey du lundi au samedi des fois xew bu am dans la semaine duñ ci mën a teew dimanche mooy seen jour noppalu moo tax de plus en plus sax duñuy dem xew pour rafetal la dem fa mais duñ fa toog pour di lang wala yooyu tey doo xoolee même émission yu xew télé yi maa ngi xool yenn émission yi ngeen di def seen mbokk télévision di ko def mais doo xoolee émission sabar yu bëri Dakar ngay dem biir Almadi mais si banlieue bi ngay dem peut-être loolu aussi ñàkk jàng la ñàkk jot la parce que tey ñu lay exposer comme benn objet ngay fecc après lan nga siy gagné loolu lépp tamit jigéen war na kaa xalaat est-ce que tey jigéen dañ ko war a utiliser benn objet bi nga xam ne baal ñu ndax jigéen dañ ko war a utiliser ñu téye foofu bañ a ligne bi bañ ñëw rek ci ñu jël ki nekk ci bu mu jokkoo bi moom it mu jox xalaatam wala laajam allo allo oui waaw sëñ bi na nga def maa ngi sant yàlla bu baax waaye fan lay ko waaw noo tudd ak foo ñuy woowee. maa ngi tudd Tukulóoru Baay di la woowee bi Dakar. waaw Tukulóoru Baay ñu ngi lay déglu da nga am laaj. waaw. ba bëggoon ci participer tuuti. di nuyu sa gan boobu lu bari. docteur Modou Dieng yow rek la ñuy déglu. acca docteur Modou Dieng maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay. allo kooku rëcc na maam Sidi bu mënee seetaat ku dëpp ci moom ci bu mu jokko bi 88 la 628 99 99 ñu teg ci 114 Tukulóoru Baay mu ngi ñu fekkoon ci ponk bi ngay dajale wàllu ñu utiliser leen sabar exposer leen ñuy ay jigéen war nañoo weesu loolu. tey doo xoolee femmes yi je pense que de plus en plus consciente nañ si ko tey doo xoolee ci politique bi les femmes s'affirment postes yu ñu mérité dañ koy jël tey mënuñoo accepter ti ku soxla mbooloo ñëw woole leen maintenant ils participent ci débat intellectuel même au niveau des partis nga baal ma ñu jël ki nekk ci ligne bi dafa mel ni Tukulóoru Baay duggaat na allo waaw sëñ bi waaw moom la waaw moo duggaat waaw ñu ngi lay déglu aywa dama bëgg wax surtout man ci côté bi may waxee mooy natt yi wàllum natt yooyu ñuy def des fois natt yi ñu ëpp ci ñoom dañuy liggéey di natt xëy na. waaw. mais am na ci ñoo xam ne comme ni mu ko waxee ñi jàng bëriwu ci. dañuy dem ci dépense bi leen di jox ñu ci jël di wàññi dépense yooyu ci ñenn ñi. du ñëpp na parce que dëkk bi naka la ñu bëri ñu ngi góorgóorlu ci wàllum dépense. mais ñu ci bëri ci dépense boobu la ñuy jël aussi di ci def. di def ci natt yooyu te natt yooyu yëpp boo xoolee ni mu ko waxee ne fayanteen yi am a neex moo ciy am. li ci am mooy nga war a am xew ñi nattal la ñu teggil la yëpp ci xew ma lay yem wala beneen bi nga xam ne ni da ngay ñëw ci xewu nit ki ne temps nga bind nga def ñu bindal la ko boo ëllëgee yaa ngi xaar parce que kay ngay xaar bu ci ëllëgee yaa ngi xaaraat ku la teggilaat natt bu mel ni bi nga tegg woon allo Tukulóoru Baay waaw day dem day ko waa ci wàllu koom-koom ginnaaw ci mën ko sakkanal fenn xam naa kon docteur Modou Dieng dina la wax ndax foofu économie lay nekk wala yàqate lay nekk kon yëkkati maanaam liggéey ci benn affaire ba mu baax ci dépense foo ko mën a amee noo ko mën a amee parce que daf ci bëri ci tey xale jigéen yu bëri tey nga gis leen conséquence bi laa bëgg waxee foofu ñoom it dañ cay bokk dañuy dugg ci biir dëkk bi niñ ko mënee amee baax na ñu bëri même liggéeyuñu mais niñ ko bëri day dem ba jur lu bëri mais ñu bokk natt rek est-ce que loolu waaw ñu bokk nañ bokk natt rek bu ñu ko tekkee ñu ngi koy jënd ji te ñu ngi ci xew ba ku nekk ak la nga bëgg kon na tontu ba xam ci loolu ba économie la wala détail kon Tukulóor maa ngi lay ziar sa intervention je pense que ponk bu am solo nga wax donc muy dindi dara ci dépense bi di ko natte loolu mun na nekk benn effet bu baax
ça dépend si utilisation finale bi. tey jii boo teggee la nga koy def tey doo teggee lan nga koy def tey imagine sa jëkkër jox la dépense nga nekk naa ko yaxanal. ba par exemple du ma teggee si kër gi ma jënd si lu am njëriñ. wala ma jëndal sama jëkkër terrain. wala ma jàppale si jàng xale yi et cetera. wala tey sama jëkkër fu ma waroon a xottil tey kat dinaa xotti dara ni ko lii ma xotti waaleel ko et cetera. loolu baax na parce que yaxanal la encore. nga teggi ko ba pare sa jëkkër bi nga xam ne nii moo la joxoon dépense bi gis su dara ñu ndayal la nga xëpp ko foofu nga dem sànni ko fa bàyyi kër gi loolu soxla ya fa nekkoon mu fekkoon ñu laataatuk loolu bàyyi di dugg ci wàllu politique na ngeen jigéen ñi léegi ñu ngi affirmé wu di wane seen bopp nangootuñu rek ñu leen di yëpp ci Ndiaga Ndiaye wala car rapide yi ñu tàcc bu ñu paree dem ñibbi duñu laaj benn poste de responsabilité ndax bu ñu ko laajee itam ni ñu koy jëfandikoo ñu ngi koy def ndax dafa mel ni yëf yi am na ay jéego yu ndaw mais est-ce que waru fi woon ëpp waaw xam nga tamit transformation société dafa nekk lu jafe tey doo xoolee muy instance de décision yëpp prise état góor yi ñoo ko accaparé woon donc doo ñëwee ci benn affaire duggoo fa woon doo siy dugg tamit du yomb tey jigéen yi xeex bu metti la ñuy def ci parti yi tey parité dafa waroon nekk peut-être lu naturel mais da xeex la ba tey même ba mu amee ba nu voté loi bi est-ce que ñoo ngi koy appliqué tey doo xoolee ñaata femme ñoo nekk ministre ñaata femme ñoo nekk directeur de société et cetera loolu lépp c'est problématique mais je pense que noonu la mbir yi mun a doxee doo ñëw rek ni benn mbir war naa kaa am dama koy foqati je pense que da ngay lutter ndànk-ndànk rek ba muy ñëw def jéego bu baax tey doo leen xoolee doo leen tegee ci parti politique tey mun nañoo def sondage mun nañoo wax ni ministère yu góor yi jiite moo gën ministère yu jigéen ñi voilà loolu tamit ça va être très intéressant musuñoo def études yu mel noonu mais jar na tamit ñuy xool toujours direction mais ministère yi fii yu ndaw ndawaan rek la ñuy souvent moom la ñuy jox jigéen ñi mun ñoo wax nu ndaw ndawaan parce que tey doo xoolee Sénégal am na ñaari premier ministre tey ñaata pays Afrique ñoo ko am. waaw premier ministre gisuma ministère bu ko gisul. ñu jël ki ci ligne ba noppi doo ko duggaat allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi. waaw ñu ngi sant bu baax a baax soxna Ndeye Koumba Diop na nga def. ñoo ngi lay fay tur bi nan laak foo ñuy woowee. man la Ngounda Diop mu bokk. Ngounda Diop ñu ngi lay déglu docteur Modou Dieng mu ngi xaar sa laaj wala sa contribution. waaw soxna Ndeye Koumba maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. di jotali toolu rek Sénégal yi nga xamante ni ñu ngi déglu radio télévision Walfadjri. tey que ci ponk bi ma bëggoon a wax ci tey yéen ñu wax ci cadre yooyu amal ak koom-koom. tey su ma fàttalikoo. ligne ba rëcc na bu mënee wootewaat moom Ngounda Diop. wàllu ministre yeeg séddale bi xëy na sax duñ fi toog naan at bi nii la woon mais boo defee benn premier ministre mu nekk jigéen nga amaat beneen gouvernement bu nekk 35 personnes ñetti jigéen ñoo fay nekkaat wala ñaar est-ce que loolu tamit séddale bu équitable dañ est-ce que naxewuñ ñu ko rek ni ñoo nekk premier ministre mais la topp ca gannaaw yëpp liñ ci amaat du bari mu ngi mel ni kër nga may ma benn néeg jël ci kaw ba ci suuf est-ce que dina tax ma yaatu ca loolu mun nañoo wax ni néew na lool mais tamit doo xoolee am na ay avancées yu baax yu ñu def parce que doo reculer 20 ans wala 15 ans derrière da ngay gis ni benn poste jigéen am ko woon te pourtant lu ñu daan liggéey doo xoolee mu ma la wax jigéen ñi daan nangu ñëw tàccu ñëw sonn dépense seen xaalis daaw ñu am dara tey jii nangootuñu loolu mais ñoo ngi affirmé par leur compétence te nag compétence ko waral tey doo xoolee ba université amul benn fac booy dem ba muy doctorat muy après agrégation te jigéen nekku fa donc jigéen yi je pense que compétence yu góor yi am moom la jigéen yi am te tey doo xoolee seen niveau par exemple de scolarisation bi da leen dimbali si lu bëri sur les dépenses improductives tey jigéen intellectuel mënuñu kaa jàngal yenn principe en économie mu bàyyi ko foofu mel ni gëmu ko looloo tax moo yenn ngénte yenn puukare yi ci population bi nga xam ne nii mooy population pauvre ñoo koy gën a def que plutôt ñu atteindre benn degré de scolarisation. docteur bu ñuy wax tey bu ñu waxee scolarité jigéen ñi jàng ñu gën ko séentoo ci ville yi te monde rural bi ñu bari nekk fa tey ñu ci bari dañuy ndóol ndax loolu kon dina mën a suqaliku fii ak ay at. waaw parce que wala nga baal ma ñu jël ci ki nekk ci ligne bi ba noppi ñu doog a tontu monde rural bi ak jigéen ñi ni ñu fay sonnee allo allo sëñ bi na nga def. foo ñuy woowee.
maa ngi woowee Amo Sis Guédiawaye. waa Amo Sis Guédiawaye maam si di jàpp ci yokk tuuti ndax ñu gën ko dégg yow rek la ñuy déglu. waaw man la Moussa Diallo étudiant wu musicien. Moussa Diallo. waaw mais rafetlu seen waxtaan bi trop. jërëjëf. woon ne jigéen ñi franchement ay jàmbaar lañu. ndax man bu ma doon def ci stage ci microfinance yi d'habitude la majeure partie donc. maam si di jàpp ci yokk tuuti. ma ne bu ma doon def ci stage. ci benn microfinance. lu ci bëri da ngay gis ay. ñëw boobu. yoo xam ne sont des donc sont des femmes porteurs de projet. donc ñuy activé wu bien. waaw mais nag d'une part am na ay jigéen yoo xam ne tamit soo leen financé tamit au retour. tamit financement bi daal doo gis mu développé. du ñu fayaat. waaw. waaw ndax daan nga xam lan moo leen doon teree fay. lu leen doon tere fay moom mooy maanaam jigéen yoo xam ne maanaam soo leen financé après xaalis boobu duñ ko jël pour liggéey si maanaam dañuy jël dem yaat ko maanaam. maanaam am suñu ay projet poulailler maanaam da ngay ni financé après ñu dem defi leneen xaalis maanaam ay xew wala dem defi ko leneen dara. dem dépensé ko ci leneen. voilà loolu moo tax parfois dañuy naw donc duñ ko mën a fay daal parce que dugaluñ ko ci projet boo xam ne au retour bu donc moom moo lay indi retour investissement. waaw. jërëjëf ñun ñu waa Guédiawaye. ok jërëjëf waay. ñu lay gërëm ci woote bi muy rek dëggal li nga doon wax sànq ci wàllu lépp xaalis ba pare duñu ci mën a liggéeyaat luy tax ñu fay nga xam ni bor moo leen cee toppee ñu gën a jëlee au lieu ñu suqaliku ñu gën caa bii. boo xoolee question boobu Moussa indi question bu intéressante la tey doo lu ma doon wax ci retour des prêts par exemple des femmes yi souvent jàmbaar lan ci remboursement peut-être dina am ay exceptions mais doo xoolee études yi lu nu monté mooy élite qualitative yi dans la performance des prêts souvent donc les femmes leurs prêts sont plus performants que les prêts des hommes quoi donc beneen aspect bu may bëgg a wax aussi le dispositif de management des risques en microfinance donc du favoriser par exemple des prêts individuels au niveau des femmes. Par exemple aujourd'hui c'est de la finance solidaire. yokkal olof tuuti. tey doo xoolee microfinance lu muy gën a financer ci jigéen yi. mooy jigéen yu ànd booloo. taxawal benn voilà CIE quoi doo xoolee ci napp bi doo xoolee ci mbay mi doo xoolee ci transformation ci commerce bi souvent li nga gis mooy ay GIE la ñuy finance maintenant avantage yu financer GIE yi ci jigéen yi mooy lan. mooy finance solidaire la tey jii yow. doo bokkat ay nit xaalis da nga naan man du ma lekkee xaalis bi samay nawle yi dootu ma si géej. waaw bala ñuy sori bu ma lekkee xaalis boobu souvent dañ cee am koom-koom da ngay gis ñoo xam ni dañuy lebaat. waaw ñu lebaloon leen bu weer deewee. très bien 25000 laa war a remboursé bu weer deewee ndax souvent dañ la koy jox nga teg ci 1000 francs ñu delloowaat la xaalis bi. man gis naa ci marché yi ñoo xam 25000 la ñuy ut dañ naan la jox ma léegi 25000 damay dem remboursé ut sama 2000 yu ma ci teg intérêt bi ñu joxaat ma 25000 ma indil la finalement bor boobu nee nañ femme baa ngi remboursé mais juralu ko dara ndax dafa lépp dugalaat daw taaba xam nga pour gën a dëggal li ngay wax loolu du si femme yi rek doo xoolee même si ne économie Sénégal noonu lay doxee tey économie bi nga xam ni nii yow li ngay leb kon foofu lebale nañ mais jur bien loolu nag mooy principe bu économie mooy tey économie balaa may mun a développer il faut ma def investissement te Serigne Bamba wax na ko tey jii doo nekkee si benn niveau da nga naan man kat am naa lii tey suba damay utiliser loolu pour mu jëlal ma leen du ma si lekkee dara ma desal si mooy du ma investiroon par exemple 1 million en 90 en 1992 war naa investir 1 million 500 et cetera ngay yokk lool mu fes si yow mu feeñ si yow mais da ngay gis da ngay liggéey ba dee mais du feeñ si yow du feeñ ci yow baal ma ñu jël ki ci ligne bi ba noppi liggéey te du feeñ ci yow ndax dugaloo woon ci leneen allo salaamaaleykum maaleykum salaam sëñ bi na nga def waaw ñu ngi sant bu baax a baax man la Ngunda waaw Ngunda Diop yaa dellu si waat ñu ngi lay déglu waaw maa ngi jégalu ci coupure bi léegi waaw amul problème waaw tey que ni soxna Ndeye Coumba thème bi li ma ci bëggoon wax mooy que ni tey boo xoolee am na chance suñu benn collègue boo xam ne si mi ngi koy wax ci téléphone bi dañuy wàññi dépense
xam comme que ni man waaye du ma wax loolu man li may wax mooy que ni. tey boo amee seetlu jigéen ñi ñu ngi ci marché bi jigéen ñi ñu ngi ci àll bi jigéen ñi ñu ngi fu ne. ñu sonn tey boo demee ci crédit mutuel wala banque yu mu mënti doon. ñu ngi lëkkaloo ak ñoom di leb di jaay ak jënd te ñoom seen avancement yombul dama ne. tey boo xoolee ci sunu góor bi tey dama wax ni jigéen lépp lu mu ñàkk cin moo ko xaj. kon kooku déjà lu muy yaxamal amu fa. li may wax kay mooy que ni. fu lu ñàkk cin moo ko xaj loo bëgg a wax foofu lu ñu liggéey lekkaat ko wala lan. wala yëf yee cher ba tax cin di leen ko xaj leeralal. waaw parce que tey soo gisee ma wax la loolu. moo que ni jigéen ñi ñoom ñooy dem ci marché bi. te it bu fekkee ni ñun ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci. que ni comme ba doon ko demeewul noonu. xam nga bu fekkee ne yàlla daf la nattoo nga nekk ci àll di bay ak it. surtout sax si jamono ji ñu toll nii tembe. bu fekkee ne nawet bi dafa naqadi comme ni mu demee nii. tey que ni boo yoroon 1000 francs wala 2000 francs nga jox ko sa jabar bu demee ci marché bi lu manqué. bu fekkee muy jaay lu mu yor da ko cee def ca sow ba. looloo tax ma ni. jigéen ndugg tax na wax dëgg yàlla amuñu koom-koom. fayaat bi moo leen di. waaye fi ma ciy dellu si dafa lancé benn appel boo xamante ne si. état bi laa koy wax. mooy lan. mooy ni jigéen ñi mooy que ñu fexe leen a defal projet yi gën di yàq. di leen ay moyens yoo xamante ne si dañ leen koy wàññil mooy que li war a bu ñu lebee. lañ war a delloo bénéfice ba ca war a tege état bi war na taxaw ba. du bari bénéfice boobu mu fexe leen koo ñaxee ba di leen ko remboursé parce que loolu. dina baax ak ñoom parce que ñoom wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ. bëggoon naa daal état gën leen a taxawu. ñu bàyyi leen xel bu baax parce que doole jigéen ci boppam dafa bëriwul bari boo xamante ne si dañ lay lebal fukk. di la fay ñaar fukk. lii laa ci bëggoon wax maa ngi leen sant di leen jërëjëf ñu rafetlu kaddu gi ci jëkk na ci ponk bi ñu gën a jàppale jigéen ñi problème remboursement bi la doon wax léegi mu ne intérêt bu ñu leen ko teggilee xëy na ñu te li ñuy dugg lu ci bari ci ñoom li tax ñu ñàkk li ñu doon wax mënuñoo fay. dañu koy defaat ci kër gi bu ñu demee marché mu xat ñu ne naa laal ci li may jaay jël ci 1000 francs bu subaa nga jël ci ñetti téeméer bu yàggee dootoo mën a faye ji moom la doon leeral noonu mais ci ponk bi mu ñu fekkoon ma bañ mu rëcc ñu ndax wàllu àll bi laa la doon wax jigéen ñi ndax foofu la ñi jàngul ëppee ndax kon ñi jàngul souvent ñooy am problème mu mën a yaxanal mën a denc kon mbir mi est-ce que du fi gën naqaree jëlee wàllu ndóol gi ci jigéen ñi. tey doo xoolee Sénégal je pense que def nañ effort yu bëri te loolu il faut remercier les différents gouvernements de la scolarisation dans le monde rural tey doo ñëwee sax université la majorité nekk ñu ay Dakarois fépp lañ jógee ci Sénégal donc le monde rural c'est vrai am na ñi nga xam ne amuñu moyen peut-être comme à Dakar jàng ak yooyu mais de plus en plus tendance bi aussi moo ngi inversé wu donc fépp ci Sénégal doo demee université doomu réew mi ñoo nga fa donc mënuñoo wax ni aussi amul ay développement malgré que des na toujours parce que ñoo ngi ciy liggéey mais de plus en plus aussi jigéen ñi même dans le monde rural ñoo ngi liggéey malgré que nag dañuy dem ak ay désavantages par rapport par exemple ñu nekk fii nga xam ne. seen études yi ngeen di def Dakar rek la yem wala yéen a ngi def ci région yi. ak bu ngeen defee région yi yan résultat ngeen am. étude boo mun a def parce que ñun étude bu nu mujjee def mooy laboratoire de recherche économique sur la performance des entreprises donc ko defoon Dakar ak Saint-Louis ak ci Thiès parce que des fois manque de moyens tax na doo couvrir Sénégal gi yëpp mais tey mënoo def benn étude au Sénégal nga yemale ko Dakar mënoo kaa généraliser dans ce cas da nga naan Dakar la yem pour que étude bi toucher Sénégal yëpp da ngay am échantillon waxuñu nag nga interroger Sénégalais bu nekk mais représentatif donc études yooyu bën ko génnee au niveau par exemple de Thiès Dakar et Saint-Louis lu ñuy gis mooy femmes yi kenn demul ñu des ñoom ñoo ngi liggéey bu baax même tey poste de responsabilité yu ñu leen di dénk ñoo ngi si am ay performance yu baax te souvent résultat wu femmes yi ñooy gën résultat wu góor ñi mooy ni femmes yi ñoo ngi liggéey bu baax donc problématique bu mu nekk toujours c'est l'utilisation bi tamit mun nga ni par exemple intellectuels yi femmes yu gën a jàng yi souvent ñoom ñooy gën a rationaliser seen gën a mën a yor seen xaalis gën ko mën a yor gën a xam nu ngi koy utiliser ni nii peut-être jàngul kon ñi leen di wax ñi jàng dañoo nay intellectuel dañoo nay dañuy calculer jumbo sax bu ñu maa ngi sax jàllale publicité bi ay saf-safal yooyu bu ñu ko waree def dañuy calculer par rapport ak ñi nga xam ni jànguñu dañuy togg ñeenti juróom bee boo toggee bee ñu ni kii bàyyi ko intellectuel la dafa nay xam nga tey
doone femme intellectuelle yi danoo nay je pense que c'est pas vrai am na ñi nga xam ne tey femme intellectuelle la mais na ma si yàlla na ngeen ma si jégal mais ñoo gën a saf loxo même ñu nekkul intellectuel kon ñi leen di tooñee dañoo nay ñu bàyyi ko dañoo xam li ñuy def rek nayuñu. par exemple tey nga ni benn saf-safal bi pour ne pas def faire publicité def ko moom peut-être xorom doy na ko ak tuuti saf-safal kenn ki nga xam ne moom day jël bii saf-safal bii saf-safal bii saf-safal finalement doo ko laajee quel est l'impact saf-safal bii nan nga koy ressentir sax xamatu ko déjà kooku noonu femme intellectuelle bi doo ko ñëwee jox ko togg femme bële nga xam ne nii moom peut-être nekkul intellectuel tey def loolu tamaate bi nu mu bëree dawlin bi nu mu bëree saf-safal bi nga ko joxee sax du ko lekk parce que déjà si biirum wér gi yaram sax arrangé ko yéen da ngeen di def pratiquement émission bi ngeen di def suba gi amul benn émission bu ko ëpp njëriñ si wér gi yaram donc bi ngeen def ñoo ngi leen nuyu si passage mais doo xoolee expliquer ni lekk c'est pas forcément li nga siy def moo gën a baax mais lekk da nga koy rationaliser et souvent femme yi noonu la ñuy doxalee tey jii doo waree par exemple def ay dépenses petit déjeuner da nga gis koo nga xam ne nii tey mburu libre doy na ko mu jënd 2 kilos après ñu sànni mburu bi et cetera mais un intellectuel moom jàng nañ la rationalité mooy le comportement d'une personne tey lii laa soxla lii laa war a lii laay jënd lii laay soxla moom laay jël ci wàllu remboursement yi la ñuy delluwaat tuuti ndax état bi mënul jàppale jigéen ñi ndax ñu bari dañuy waxaale leen di teg mooy bari ba duñu ko mën a def durée bi mooy gàtt gënoon a puus yàq bi du gën a bari mais dinañ gën a defaru ñoom jigéen ñi tey ñiy kaas dañ bu ma tegee buñ ma laajee labalee 2 junni laaj ma 2 téeméer teg ci buñ ma baaloon 2 téeméer ma génn ci yow ci li nga gis sa étude yaakaar nga buñ ko bàyyil 2 téeméer yi dina tax mu génn ci xam nga dinaa la tontu si laaj boobu mais avant may commencer dama ni foo munti dem muy si état muy si kër muy si nit ki kenn amul lu ni yàngal la loo xam ne nii du jeex état tey am na ay priorité est-ce que tey priorité état mooy lan nekk si ginnaaw jigéen bu nekk pour di jigéen bu lépp da nga koy jàppale déjà ngay njëkk a poser la question est-ce que tey infrastructure du priorité jàng université du priorité nangam du priorité tey dimbali femme yooyu ban priorité la war a am te déjà doo ne agent économique waaw comme boo jàppalee femme yi ñu mën a gérer dara waaw tey jii lan mooy wane légitimité nga jàppale femme jàppale wu góor dans un état te ñoom ñaar ñu yem ci état bi nu femme bi di liggéey. mais bu jigéen ñi ëppee bu ñu leen jàppale est-ce que dinañ dem yow tamit. ah non mais góor day liggéey jigéen liggéey ñoo bokk ay droit ñoo bokk ay devoir tey jii doo waxee bu ñu jox par exemple à compétence ñu privilégié ko femme yi tey jii munoo wax ni tamit femme day liggéey dañ koy jàppale góor day liggéey duñ ko jàppale loolu finalement ça ne rime à rien. ak économie ça ne rime pas. voilà ça rime à rien tey lan moo kii état na def ay conditions très favorables ba nga xam ne tey nit. du dee leb na xaalis dina am loo xam ne njëriñ dina ko si jëlee ba mu mun a rembourser xaalis bi tey loolu nan lañ ko mun a commencer mooy xaalis bi nga xam ne dañ siy leb luñ siy teg mooy taux d'intérêt bi. taux d'intérêt bi ñu wàññi ko tey joo xoolee. taux de l'usure day dem ba 17%. mooy banques yi wala microfinance bi mun na ñoo abale xaalis ba 23%. exemple 2 fukki junni yu nekk ñu ngi da nga siy génne 4 junni ak juróom benn téeméer peut-être waaw loolu dafa bari loolu peut-être état mun na wax war na ñoo wàññi loolu pour que nit ñi mun a sawar si lépp mun si jëlee njëriñ et cetera man je pense que foofu la état gën a mun a jàppale femmes yi mais pas de les rembourser parce que état bi tamit moomul banques yi moomul institution de microfinance yi ba leen di wax ni par exemple kii ngeen war a lebal ak benn taux ngeen ko war a lebal ak loolu. ci wàllu taux yooyu ak lebale bi ñu jàpp tey jigéen ñi di laaj lu bari suuf nañ ñu jox suuf ñu liggéey nañ ñu jox suuf ñu liggéey ni bu ñu ko doon séddale ñu jox leen suuf dinañ taxaw bi nga xam ne moom lañ leen di xaar ci wàllu koom-koom. xam nga ndax comme dañuy liggéey lu ci bari dañ koy yàq jël suuf si nangoo ko ci góor ñu jox leen ko yaakaar nga lii pousse réew mi pour ñu am wàllu koom-koom gën fee bari ci la bokk. xam nga état dafa war a tëddee njaaxaanaay dëkk doo si waxee góor war nañ ko defee lii jigéen war nañ ko defee mag war nañ ko defee lii ndax mais ñu séddale waa rek waxuñu discrimination déedéet ñoo ko yore woon léegi ñii ñaan nañ pour laaj la ma li may laaj mooy góor ñi ñoo yore woon suuf bi jigéen ñi ne ñun tam dañu bëgg a liggéey comme ñoom nañ ñu ci sédd ndax sédd boobu yow ci sa jàngat buñ leen ci séddoon daggal sa kumba fii
ñu bay ñoom ñaar lan lay ut loolu laa lay wax. rationalité économique tamit man mi économiste bi ngay laaj rationalité économique dootul ñëwati xam nga lan mooy problème. mënoo ñëw nga ne Sénégalais yi par exemple am nañ 50% des terres femmes yi war nañoo am 50% des terres lan mooy problème bi ban projet tey da ngay def cadre. nga ne par exemple terres yi dañ koy attribuer à des porteurs de projets dont les femmes. femme bu ñëw indi des critères yi nga xam ne nii d'évaluation dans un projet qui respecte certaines normes am na droit comme góor ki am si terre yooyu même si on tey jii imagine par exemple femmes yi nga xam ne nii dañuy ñëw seen projet yi baaxul góor yi seen projet yi baax ñu ni leen non ko seen quota jeex na bàyyi leen femmes yi ñu jël loolu kenn mënu ko def si dëkk bi tey doo kon yow jigéen ñi doy ñu la ñu jox la suuf ñu bay non man waxuma loolu bu ma wax loolu ma waxul déet kon loo bëgg a wax dama ne danoo war a teg li nga xam ne nii mooy des règles yi nga xam ñëpp si yem jigéen ñi si lan bokk tey jii góor bi nga xam ne tey du ma defee projet pour bay ñu xam ne projet bi am na njëriñu dëkk bi yow góor ki dañ lay jox femme bi du ñëwee laaj loolu dañ ko àqam la ak yelleefam ñu jox ko mais tey mënoo ñëw rek nga ni joxoon naa góor yi rek war a dédommager c'est ay terres pour te yaa ne fu bu ñu joxee mu am résultat kon kay nañu jox ñu liggéey waaw mais résultat man généralisé wu ma sama propos musuma général am na si femmes yu yàq mais musuma wax ne femmes yëpp ay yàq am na femmes yu liggéey waxuma tamit femmes yëpp ay liggéey dama ni doo xoolee de manière générale management femmes yi études yi lu nu waneegum daal management femmes yi ñoo gën management góor voilà donc peut-être loolu aussi peut-être sociologue yi mën nañ see réfléchir peut-être góor lu mu mun a supporter tey jii nga def dara ñu tëj la prison peut-être góor yoonam nekk si man maa nar a nekk sama gàcce yaay et cetera sama jëkkër et cetera liy sóoraale day bari peut-être ñoom lu ñuy sóoraale mooy bëri moo tax ba si remboursement après tey góor mun na après yoonam nekk si mais jigéen tey bu na jël ay armoire am ay kiiwam di ko génne moom déjà loolu da koy anticiper du naroon a am sax dina dem wuti xaalis pour loolu bañ a am ndax ay nawleem peut-être fierté boobu jigéen am peut-être góor am na fierté mais peut-être c'est plus encore marqué chez la femme que chez la ba moo tax souvent bu ñu dénkee ñu ciy gën a génn d'accord ngeen ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ci gàttal ndax ñu cëraloon ci waxtu jeex na tàkk sama réalisateur mu ngi may def si voilà gën a rafetlu rek waxtaan mi donc di soññ seeni mbokk jigéen yi aussi di leen wax ni liggéey nu mu méttee ak xaalis nu mu jafee ku ko am war nga xam loo siy def donc bañ a bàyyi yenn yàq yi yenn puukare comme lu ma wax puukare yi nga xam ne feeñ na ak puukare yi nga xam ni nëppatu na voilà ñoo xam ne ñooy làqatu te tamit jàpp ni modèle tubaab bi du toujours si ni modèle parce que tey doo xoolee objectif u dépense n'est pas toujours économique tey am na ki nga xam ne nii du dépenser si religion peut-être àjjanam lay koo xam ne dépensé si sëriñam am na lu mu siy xaar am na koo xam ne du bu yekkalee ci koñ bi jàmm la bëgg ñëpp nekk ci jàmm loolu nag il faut ñu contextualiser ko xam ban environnement la lépp du ci yàq daal njaayum xaas mi yëpp du yàq voilà ci gàttal docteur Modou Dieng ñu lay jaajëfal yow lañ fi invité woon ngay économiste bokk tamit ci membre fondateur réseau CLAR di yëngu ci wàllu koom-koom ñu lay jaajëfal di jaajëfal ñu jàpp ci émission bi ba mu sotti ku ci mel ni Oustaz Assane Diouf ci réalisation bi Alioune Ndiaye tamit jàpp ci Mame Sidi Diop féete ci wàllu rëcc yi Ndella Amar Gueye ak Aminata Mbaye madame Mbaye nekkoon ci wàllu maquillage ak éléments yi ñu ko wuti woon Fatoumata Seye ak Oumar Kéré àndoon ci ak Saliou Bey jërë ngeen jëf beneen talaata ñu ñëwaat ci beneen émission keppaar gi ñu yendu jàmm jaa ngeen jëf
Merci de nous rejoindre sur Walf TV et bienvenue à ce bulletin d'information. Nous l'ouvrons par le grand cadre des syndicats d'enseignants qui cherchent soutien auprès du Front syndical autonome. Son secrétaire général promet de s'engager aux côtés des enseignants. Sidi Ndiaye appelle par ailleurs à une mutualisation des forces syndicales pour pousser l'État à négocier à travers une grève générale. Sidi Ndiaye s'entretient avec Omar Kairi. Domaine où l'intoxication et la propagande sont en train de transformer, de diaboliser